ndewoy seymane ndewoy alaykati kam mangala yaara non waaw ba nga déggee déclaration. non booy grand am la jëri grand am la loolu ban jàng nga si am. non booy suñu élément lañ booy si gétt gi lañ bokk. xam nga booy yooyu mënuñu tëb rek maîtriser communication. yéen leen di jël yéen leen di jël di leen dugal ci ruq rek di leen wax loo ay bêtises rek mais booy yooyu xam nga ni ñoo kooku suñu ay produits lañ. boo xoolee tey keroog dama toog rek. dama déplacé wu stade ànduma kenn dama toog ci télé bi dama toog nii rek sama xol sot sama yaram tàng jër ma gis gars yi dajaloo beneen mbër bi ak ñi ko àndal yëpp sama xol tàng waaw ma sama daratu Fass bi daratu séeréer bi xam nga être patriote parce que booy yooyu yëpp suñu keppaar lañu bokk Fass dañuy défendre tey ñun li tax tey ñu di leen approché c'est juste rek pour leen di leen yokku xel di leen yokku xalaat moo yooyu mu wax noonu wala loolu dara parce que waxu ci parce que bëggu ci woon wax lu ëpp wala yooyu ak yooyu mais ñun ñi nekk magam xam communication ni mu jafee amuñu luñ ko ci jàppal lu toll nii dañ koy ñaanal yàlla mu dépassé fi mu toll dépassé ay moromam parce que leen na Fass lay représente te ñu ngi koy ñaanal yàlla mu jëm ca kanam di ko wax ni ñun loolu dépassé kere dama toog ci télé bi di seetaan nii barki Khalifa Malick gis mbër mi muy bëre Coly Faye numéro 2 moom la gis yenn grand am yëpp nekk autour de lui bi may taal sama oto di ñëw stade anduma kenn j'étais tout seul taal sama oto accéléré dugg xaw ma sa ni ma jaar parce que sama xol sot na ma gaare galvaniser ko wax ko li ma koy wax ñaax ko xam nga ma du ma def dara pour dara sama lépp dama koy teg ci du ma je suis pas une personne qui calcule je suis pas une personne bu hypocrite lépp lu may def rek sama nag képp koo xam ne da ngay représente Fass tourné ko rek tourné waaw wala maanaam wax yi lay dégg rek moom it mu déranger ko mu xam ni man booy bi suma rakk la li ma ko yéene li ma ko ñaan naa yàlla mu def moom li mu def ci làmb sama mu romb ma te loolu la koy ñaanal yàlla te incha allahu rabbi bu ñu jógee si yii incha allah danu dajale suñu rakk yëpp ni ko Pikine di defeek Parcelles di ko defeek 100% ñu xool fépp la ñëpp la war danaa dajale suma ay rakk ak ñëpp gën leen yokk doole parce que affaire mbir bi waru yem fii rek yéen jiat di leen ñaanal non lamb moom loolu yëpp passé na yàlla ñu yàlla may ndam waaw waxaat du bari wax te man je suis pas un lutteur bavard te kenn mënuma yóbbu ci wax yu bari di am importance mooy day on va vers benn combat bu am importance ci man am importance ci écurie Fass am importance ci Ndakaaru waaw am importance ci bépp supporteru Fass wax dëgg yàlla ñu ci mettre le paquet ci côté yëpp entraînement ñu war a jàppale ñu war a taxawuñu loolu moo am importance te incha allahu rabbi sport kenn mënu ci nax kenn ñun fi ñu wékk dañuy dem wuti ndam te rafet nañ ci njort pour yàlla jox ñu ko mooy liggéey wax dëgg yàlla ku liggéeyul mënoo fayoo ko te ñu ngi liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon te yàlla miy joxe ndam yàlla nañu ko jox ci barke alquran loolu rek la. mais tam ñu doon gis si protège-dents yi nga fa doon sànni xeer naan mënul sol protège-dents te moom nee na boobu dafa ëpp boobu doon bosam. non yooyu dama ko doon mbalak rek xam nga yow Balla man sama doomu bàjjan la mais yow chaque jour da ngay bëgg loolu dama ko doon mbalak rek xam nga j'espère que combat bi dina maîtriser na son protège-dents rek parce que protège-dents nag nekkul les mbër yu mag yi dañ ci am problème même damay gis les petits lutteurs ku ci bëre nii da ngay am problème parce que dañuy bàyyi ba le jour ji ñu bëgg ko sol te boo ko dul entraîné doo ko dawee doo ko contacté doo ko defee musculation ba pare muule woo ko parce que protège-dents mun ñu la ko jox rek nga sol ko da nga ko war a tàngal bu ñu la ko joxee da ngay tàngal ndox ba mu tàng nga teg ko ci bàyyi ko ci ba mu xaw a mel ni sa loxo ñeme ko nga bàyyi ko ci benn 2 minutes 3 minutes nga dugal ko sa bëñ sa dentition yi muule ko ba mu jël sa dentition ba nga xam mën nga ko sol sax di wax mais bu nekkee dañ la ko jox noonu rek xam nga sol ko da ngay am problème mu respiration parce que dama gis booy yu bëri parfois dañ koy sol di mel ni ku lokk lu tàng wala affaire yooyu mais loolu seen entourage yi ñoo leen ko war a di leen jàng xamuñu ko gars yi dañ ci am problème te protège-dents mën nga ko sol ni di wax kenn du la dégg sax mën nga ko wax sol ni di wax habitude la ñun nag bi ñuy sol protège-dents boobu ay mbër yu ndaw la ñu bi ñuy sol protège-dents boobu CNG autorisé wu ko man maa bokk naa ci sama génération bokk naa ñi ko sol ñu naan mbër bu Gris Bordeaux daa ragal ak
mën na ko boo ko solee mën nga koo wan nag CNG dem ba ci benn instant mu exiger ko parce que d'abord les lutteurs il faut les protéger judoka buy sol président basketteur di ko sol c'est pour te protéger parfois nga dóor mbër sa baaraam yi dugg ci bëñam yi nga am ay problème loolu nag bi ci CNG demee ba ki autorisé ko alhamdulilah. mais jërëjëf foo teg ni yaa gën a pare Balla. non léegi sa communication. loolu jour ji xam nga man liggéey xam nga yow moom ay question dafa mel ni njambaan ak Dakar xam nga. njambaan ak Dakar li may xam nga li ñuy wax fii tey bokkul ak la ñu waxoon ni démb. tey xam nga am importance. mooy tey man li may liggéey li sama adversaire di liggéey concerné wu ma man li may liggéey ci li ma nekk moo ma concerné waaw wax dëgg yàlla moo ma concerné te incha allahu rabbi maa ngi liggéey ak liggéeyuma lamba ji di des bëreetul. ñaanal nga ko 5 minutes may la di. waaw mais incha allah ba jour yi rek yàlla dafa jàmm di leen ziar yéen ñëpp di leen bëggee. non lamb moom mosuñu ca dem sans consigne parce que tamit lamb stratégie la peut-être nag boo jógee ci combat sport de combat la ñuy def boo jógee ci combat jàngat ci lu bari j'espère que boo amaatee même adversaire am na ci yoo xam ne droit au but ngay def la prochaine am na ci yoo xam ne soxlu sax ñu dina ko wonge parce que rectification yi yow mi nga xam ne tu as fait 20 ans de carrière di nga xam am na yoo xam ne soxla ko sax nit di la ko kii malgré tout ça moom mosuñoo dem ci làmb te demuñu par consigne mais malgré tout ça combat bi am na ci ay rectification yu bari ay erreurs yu bari yoo xam ne def nañ ko ci biir combat bi loolu c'est à nous ñi nga xam ne am nañ expérience su làmb moo ñu permettre ñu rectifier ko. ok Gris Bordeaux yaa ngi dem ci combat pour la première fois sans sa mentor Mbaye Guèye. est-ce que jour boobu noonu di nga bëreel Mbaye Guèye wala da ngay bëreel pour sa bopp. nga bëreel ñëpp waaw bu baax parce que Mbaye Guèye moom xam nga Mbaye Guèye ñaanal ko yàlla parce que jour boobu lay am un an ci suuf. ñu ko ñaanal yàlla suñu papa jooju nga xam ne mosuma bëre te nekkul sama wet nekk nit ku digne ku am personnalité koo xam ne wax dëgg yàlla hypocrisie newul ci moom 0,5 pour cent. Mbaye Guèye li ma gën a neex ci jikkoom bu mu yor mooy bu la meree xam nga Sénégal da ngay ànd ak nit guddeeg bëccëg Sénégal da ngay ànd ak nit guddeeg bëccëg su wane mu mere la mere goo xam ne te doo ko xam ci moom c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie newul ci moom. léegi boo ko meree bu la meree booy jàkkaarloo moom di ko xam nga wax ko mu jeex man ak moom sama papa la mais dañu amoon complicité mu am kersa ci man lool lu ma bëgg a wax keneen la koy wax pour wax ko te du lenn lu ma fe mais maa ngi moom ñu amoon complicité boobu. je me rappelle sama combat Tyson dama ñëw di waaj a dem ci làmb ji rek ci géew gi rek mu woo ma ci moo boobu mu waxoon on tire pas sur un cadavre gars yi jàpp ko sax mbokk yi journaliste yi rek jël ko amplifier ko def ko benn genre def ko impacté ko ba nga xam ne coow li bari mu woo ma nànk dama bul bëral sa bopp tey bëral ndax man waaw tey bu la Tyson daanee dana am du ma xajati Ndakaaru dana am gàcc bu rëy na wax ji ma wax bi ma ko waxee dafa mel ni dañ ma pikiir bi may dem ci géew gi gisuma sax dama mel ni ku ñu dofe xam nga moo bu mu la wax boo xam ne dama sentira sama dafa mel ni dañ ma jokkoo dañ ma roof benn affaire benn tàngoor bi ma tëgg taxaw ak Tyson dem agressé ko rek laa bëgg loolu laay rappelé wu ci moom mu nekkoon nit koo xam ne face dem jëm ci kanam rek moo ko intéressé Gris Bordeaux dem ci kanam rek te loolu nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu tëdd waaw non daf may yokk parce que mi ngi fii dem na mbaaye mi ngi jàkkaarloog ñun li muy wax yëpp mi ngi doon wax yëpp li mu doon wax ci man yëpp ak li ma bëggaloon yëpp c'est toujours gravé dans ma mémoire loolu mënu ma ko fàtte xam nga c'est des choses yoo xam ne au contraire dama ci war a bàyyi xel di wax di ko ñaanal yàlla di ñaan njaboot ndaw gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxoom ci barke alxuraan di leen ziar di leen bigab gars yi il fait nuit xam nga ndewoy say maane ndewoy alaykati kam mangala yaara